tabaxaat bi ci boppam moo tey xel. waaw tabaxaat bi ci boppam parce que dañ ko waxtaanewul ay acteurs bu ñuy ànd. lu mel ne tabaxaat dañu waroon toog ñun ñëpp tous les acteurs de l'hôpital ñu toog ñu waxtaane ko saytu ko xool nu ñuy tabaxee. mais dañoo xëy benn jour rek président ne lay jaay 3 hectares yi tabax ci yeneen 3 hectares yi loolu lañ ci am. boobu ba léegi. moment bii may wax ak yow le sort du personnel n'est pas réglé. personnel actuellement xamuñu fan la ñuy balaa ñuy waxaat ci tabax bi. yaa ne personnel bi mais xanaa xel nangu na ne ñu fa doon liggéeyaat ñoo fay dellu liggéeyaat rek. ñoo fay dellu liggéeyaat maanaam. xam nga ñun dañu waxante woon. ñu tabaxaat ko mu bees mu ñàkk bees ñu fay liggéeyee moom man je ne vois pas. wóorul xam nga la moo tax wóorutul. lu tax wóorul. voilà merci beaucoup xam la moo tax wóorutul dañu waxoon ne hôpital bi dañ koy tabaxaat. tabaxaat bi par phasage la ñu waxoon. phasage maanaam mooy. par phase maanaam bu ñu tabaxee fii ba pare ñëw tabax fii bu ñu tabaxee fii ba pare ñëw tabax fii donc kenn du génn. mais dañoo dem ba ci biir arrêté aussi. merci beaucoup dañoo dem ba ci biir nag léegi ñu ne ñun ñëppay génn rawatina plan bi ñu bëggoon tabaxal. plan bi ñu bëgg a tabaxal. ñun validé guñ ko ba léegi dañoo dem séminaire 2 jours. rapport baa ngi fi rapport séminaire bu xam nga lu mu wax. nee na dañ ci war a créer waat yeneen service dañ ci war a créer yeneen service te rapport bi nee na sax à la limite li ñuy tabax polyclinique. oui justement polyclinique est-ce que gënul wala yéen. déedéet polyclinique baaxul hôpital Aristide Le Dantec référence la. royukaay la. wax sëñ Der ñun depuis 2012 la ñu am projet d'établissement. avec un architecte sénégalais Malick Mbow. ñu tabaxal ko 2011 la ñu réuni dañu ne dafa cher 80 milliards la woon. waaw ñu wàññi ko def ko 60 milliards. 2012 ñu mettre ko en jour. donc projet boobu mi ngi fi. donc lan moo tax ñuy dem di ñu indil ay espagnol. di ñu indil polyclinique est-ce que boobu bi ngeen koy def waxtaanoon ngeen ceeg état wala jotoon ngeen ko won seen projet boobu. ngeen amoon ak nu mu tudd architecte bi ngay wax. Malick Mbow mais suñu projet boobu président ñëw na fa en 2014. ñu présenté ko mu ne lii c'est un bijou sanitaire. bu da koy boole ci axe de plan Sénégal émergent. donc projet boobu ñoom xam nañ ko bu baax boo demee dañ ko banque mondiale 33 la woon 33 projet la woon boobu si banque mondiale jël ci 6 boobu ci la bokk ñoom xam nañ ko ñoom dañ koy ndamoo ñoo la gën a xam projet bi projet boobu nag lañ bëgg kuñ ko tabaxal bàyyi espagnol yi et polyclinique bi tamit ni nga wax ngeen d'accord non polyclinique xam nga moom mooy lan ngeen def waaw polyclinique mooy tey malade man de bu ma jàppee polyclinique mooy lépp a ngi fa déedéet polyclinique xam nga lan mooy lan malade cardiologie bi day tëdd nii malade chirurgie bi tëdd nii malade lay nekk bi tëdd nii comme clinique du Cap. gis nga ay clinique du Cap ni ñu mel. ay clinique Madeleine. waaw loolu la baadoolo dootu fa fajoo. néew du doole. dootuñu fa fajoo te Dantec ne hôpital indigène la tuddoon. néew du doole yee ko moomoon. ñun boo gisee ñuy wax néew du doole yi rek ñoom ñoo tax ñuy wax keneen taxul ñuy wax. rawatina financement bi bouclé nañ ko projet boobu ñoom signé nañu ak un promoteur sénégalais. waa ji pare waa ji am na xaalis bi am na 92 milliards bu ñu ko woon suba mu tabax. mu tàmbali waaw ñun am nañ suuf si am nañ projet de reconstruction am nañ xaalis. fan la problème bi nag ñu dem di ñu indil ay espagnol et puis li ci gën a yéeme Nder temps yi xam nga temps yi conseil des ministres bi passé lan la président il faut qu'on accélère xam nga nan lañ def. dañoo jékki-jékki di génne malade yi te wéruñu. mais li ma lay wax lu yéeme di dàq malade yi di leen dàq ci mbedd mi. pour ñu mën a tàmbali. merci beaucoup di leen génne malades yu wérul malades yi nga xam dañu laaj suivi. les gros malades exemple je te donne un exemple lu tax ma ne la phasage bi moom mooy yoon. phasage bi moo gënoon ci mais parce que nous avons des gros malades. ñi ñuy wax les gros malades maanaam ñi malade bu am cancer. nga xam ne day laaj chimiothérapie. radiothérapie. kooku est-ce que mën nga xëy benn jour rek dans 5 jours 10 jours nga ne ko demal ah. malade boo xam ne exemple malade cardiologie est-ce que mën nga xëy rek dans une semaine ne ko génnal mais malade dafa xam agenda politique gu président malade xamul agenda politique gu président ku feebar nu muy xamee agenda politique kooku bu wérul waruñu ko génne kooku violation ramane droit de l'homme leen génne amul fu ñu leen yóbbu ñu leen fenn dañ leen sànni ci mbedd mi moo tax encore une fois maa ngi wax ak askan bi loolu du dëgg du yoon dañoo jël maladie di leen génn ci mbedd mi sànni leen comme ay xaj Nder lu ñaaw lan moo ko fi jar mel ne réew mi bokkuñu ko ñun bokkuñu réew mi parce que lan la soxla nga suuf rek suuf si rek lañ soxla waaw d'ailleurs sax ña leen wax ne boo leen bëggee ñu tabax boo leen bëggee ñu signer contrat bi da ngeen ni génn personnel bi yëpp moo tax ñu bëgg ñoo buub sànni moom moment bi may wax ak yow moo tax tamit nga ragal ni am na ci yéen ñoo xam ne moment bi may wax ak yow moment bi may wax ak yow actuellement nii personnel hôpital Aristide Le Dantec xamuñu fu ñu jëm léegi bu ñu tàmbalee liggéey kon da ngeen di dem toogi seen kër yi di xaar. mais ñoom loolu la ñu bëgg a def mais loolu Nder dafa wóor.
mais DER personnel 90%. DER 90% personnel hôpital Aristide Le Dantec xam nga lan lañ. lan lañ. ay contractuel hôpital moo leen ñu fay. kooku boo ne ko demal nga toog demal nga ne ko nga toog mu dem toog. donc du salaire. mais lépp ci hôpital bi la jëm du ñu fayeeku. soxna Fall laa tudd. malade bi. malade bi Abdou Ndoye. waaw nan la demee. ñun bu ñu nekkee fii léegi mat na weer. fii la ñu njëkk a entré foofu noonu dend ak géej gi. léegi bi ñu jógee foofu ñu entré waat ci kaw. léegi bi ñu génnee nag ñu daal di ñu jox rendez-vous. daal di ne bu altine bi di ñëw ngeen ñëw. war naa mat fukki fan ak juróom tey bi ñu ñëwee ñu ne duñu faj tey. waaw loolu la ñu wax. kon da ngeen a fekk mu tëj bolog bi baax na. da ngeen a fekk ñu tëj bolog bi. buñ koy bi ñëwee fii la ñu yem. fii la ñu yem gisuñu kenn ñi fi jot a ñëw bi ñu leen waxee dañ ñoo wax ni kenn fajul tey. waaw baax na. waaw loolu daal.